Sénégal diaspora nuyu nañu leen déglu seeg yéen ci ànd xeex coronavirus ni ki nañu ko baaxoo bés bu jot altine ba aljuma ngir ñu bañ a fàtte li nga xam ne moom mooy jàngoro ji bañ kaa miin ba fàtte ko ndax loolu mooy doon aw lor nit ki ni ñu ko baaxoo tey daañu dem ba bitim réew Norvège la ñu dem tey ca Norvège daañu fekk kenn ci doomi Sénégal yi muy Khady Badiane niki noonu maire bu Ndiafate Aïssatou Ndiaye Fall moom it dana ànd ak ñun ci lii di ànd xeex coronavirus ci anam yi nga xam ne noonu la taxawee ci ab goxam professeur Sonké Diouf laa àndal ngir ñu ànd ak yéen jàngat waxtaane li nga xam ne soxlay Sénégal yépp la te it lu ci ruuse rek ci njariñu Sénégal gépp la waaye laataa ñuy sorey dañuy rek delluwaat ba ministère de la santé et de l'action sociale ànd ak jëwriñ ji Abdoulaye Diouf Sarr ngir déglu tolluwaay jàngoro ji ci bisub tey bi. tey alxames juróom-ñeenti fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu examen yi ma jox leen situation bi. ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti test yu ñu def tey juróom-benn ñoo ci positif bon ñoom ñoo am jàngoro yi muy juróom-benn yoo xamante ne ay cas contact yu ñu doon suivre la ma yëgal leen itam te ci bésu tey bi fukki patients yu ñu hospitalisé woon wér nañu tey danañu génn hôpital tout à l'heure ñu yëgal ne patients yi ñu hospitalisé ñi ngi yëg tan bu baax ci bésu tey bi ba mu commencé ak léegi ñaar téeméer ak juróom fukki cas la ñu déclaré fii ci Sénégal ci ñaar téeméer ak juróom fukk yooyu téeméer ak ñaar fukk ak ñett wér nañ ci ñaar décédé ci kenn la ñu évacué bon ak téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo nekk suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ñu seetlu ne fan yi passé am na ay cas yu ñuy wax transmission communautaire yu fi feeñ bu baax ci kaw loolu ñu ngi demander population sénégalaise yi ñu respecter bu baax lépp luy mesure prévention collective yu ñu leen demander. jërëjëf professeur li nga xamante ni moom mooy cas communautaire yi jamono ji moom la jëwriñ ji di jeexale nit ki na mu daan jeexale fàttali li nga xam ne moom mooy instruction yi maanaam digle yi ngir moytu jàngoro ji loolu dafay feddale rek li nga xam ne mooy phase bi ñu toll muy moytunte si suñu biir waaye surtout gën a farlu waaw gën a farlu boo gisee mu koy mujjee xam naa ne pour mu des ci xeli nit ñi la parce que bu njëkk ba dañ doon wax naan fi diw fii la jógee diw fii la jógee ñun ñëpp jàppoon ne bitim réew lay jógee di ñëw fii waaye léegi nag boo gisee communication jëwriñ bi mu ngi ko centré ci li nga xam ne ñu war a xam ne fi mu nekk nii ñun ñoo war a fagaru ndax mbir mi yegg si ne suñu biir te ñun ñoo koy wàllante suñu biir te boobu buñ ci jógul dina jéggi dayoo te dina indi lor yu métti. très bien ni ñu koy baaxoo également balaa ñuy tëj tey daañu ubbiwaat nit ki ni ñu koy defee saa su ne ngir askan wi it joxe seen xalaat ci li nga xam ne moom mooy tolluwaayu po jàngoro ji ak lan moo ci wàllu ku ne ñu dem fële ca pays séeréer fekki fa maire ba di ca Ndiafate muy Aïssatou Ndiaye Fall asalaamaaleykum madame le maire. maaleykum salaam Khalifa ñu ngi leen di nuyu waa télévision ITV yëpp. waaw madame le maire jàngoro ji bi mu tàmbalee ba nëgër ni ku nekk ci wàllu wa nga féete yaa ngi yëngu ngir fexe saw ñooñ mucc ndax bu saw ñooñ muccee Sénégal mucc bu Sénégal muccee ñu tàggoog jàngoro ji ak ñaan yàlla mu law ci àdduna bi lan mooy situation bi foofu la ca Ndiafate ga nga xam ne yow la yàlla teg ca bopp ba. waaw situation bi ñu ngi sant yàlla. situation bi ñu ngi sant yàlla au niveau de Ndiafate pour l'instant yàlla def na jàngoro ji yegg seegu fi te ñuy ñaan bu mu fi yegg si te bu mu jeex si au niveau du Sénégal ak tout le monde entier waaye parce que loo xam ne la xëy na yàlla moo ko wàccee mais moom la ñuy ñaanaat waaye nag di instruction yi nga xam ne moom la suñu corps médical bi di joxe ñu respecté ko ba nga xam ne li nga xam ne moom la ñuy digal ñu koy def yaakaar naa ne bu ñu ko defee rek mun nañu mucc te muccule. très bien ca gox ba nga jiite lan mooy disposition yi nga xamante ni moom ngeen jël ba fii bi ñu ko déggee ak bi mu accès ci réew mi ba fi ñu toll.
waaw disposition yi je pense que ñun commencé nañ ci bu yàgg parce que on avait un projet boo xam ne dañ ci doon liggéey ak daaw muy le projet WASH muy eau assainissement hygiène ñu ci doon liggéey deuxième composante bi ñu lancé ko le 29 bi nga xam ne mooy le 29 février bi passé biñ ko lancé ñu dafa 250 élèves relais pair yoo xam ne dañ leen di jàngal eau hygiène assainissement nan la ñuy def ba cet nan la ñuy def ba raxasu formé 84 aussi enseignants yoo xam ne ay ñoom tam ay relais la ñuy doon en collaboration avec le ministère de l'éducation si muy inspection IEF de Kaolack aussi service social bu au niveau du département de Kaolack ak service d'hygiène aussi du district. waaw ñu ngi jégalu am nañ tuuti dog-dog ak suñu maire bu Ndiaffate di Aïssatou Ndiaye Fall ñu war a dellusiwaat ak moom ci li nga xamante ni moom mooy projet bi gis nga ni am na yu bari yoo xamante ni xaaruñu jàngoro ji ndax ku nekk ci wàll wa nga féete tamit yaa ngi fexe sab gox daal di jëm kanam bu fekkente ni jàppandiwaat na ñu dellusiwaat ak moom ngir mu xamal ñu li nga xamante ni xëy na moom mooy tolluwaay bi madame le maire dellusiwaat nañu. waaw kay donc daañu. maa ngi lay dégg Khalifa moom lay wax léegi. damay xaaruñu woon jàngoro ji parce que dañu xam ne fi ñu toll nii fi ñu toll war nañu di def de telle sorte que di former population bi di def de telle sorte que muy jàngoro ji di corona muy leneen ñu koy baare ba nga xam ne bu nañ def def de telle sorte que former suñu askan ba dinañ nekk en mesure di mun a set fu ñu toll ndax set dafa am njëriñ du feebar bi rek moo tax ñu set de ce fait que loolu lay wax léegi ne projet daaw bi deuxième composante bi ñu koy lancé le 29 février passé la ñu liggéey si ak ñi nga xam ne ñooy les relais communautaires RBC muy réhabilitation à base communautaire ñu def les 250 élèves relais pair aussi ak 84 enseignants ñu nekkoon si en collaboration ak l'IEF de Kaolack ak le district sanitaire de Ndofane ak service social bi nga xam ne moo nekk Kaolack ñu former leen si ni ñuy raxasoo man troisième jour bi nga xam ne moom laa doon def côté Ndiaffate di présider formation bi ma ñëwee bi ñuy raxasu foofu laa amee information bi nga xam ne premier cas bi Sénégal daf fi am kon damay wax rek ne kon ñun commencé woon nañ déjà loolu taxul tamit ñu arrêté bi loolu amee aussi def nañ de telle sorte que suñu budget c'est vrai que wax dëgg yàlla amuñu doole mais def nañ jënd nañ ay produits d'hygiène antiseptique ak yooyu yëpp formé woon nañ tam ci projet boobu les femmes pour nu ñuy def ba transformer savon nu ñu koy defaree di ko yóbbu ci école yi ba nga xam ne am na concours boo xam ne sax teg nañ ko groupement femme bi nga xam ne moom mooy meilleur ci domaine am en transformation de savon loolu defoon nañ ko déjà te bi loolu di commencé instruction yi nga xam ne moom la ñuy jot au niveau du gouverneur au niveau du préfet ak au niveau du sous-préfet de l'arrondissement ñu continuer ci aussi ci budget suñu commune am loo xam ne ak suñu doole bopp dagale nañ ko tous les daara yi nga ne xam ne moo nekk dans la commune de Ndiaffate ñu doté leen de produits d'hygiène ay lavoirs ak yëpp ak les familles diminues yoo xam ne ñi fa nekk ñu dimbali leen boole ko nag boolewuñ ko ak sensibilisation lañ ko booleel parce que loolu boole nañ ci les relais les élèves pairs yooyu ma la waxoon ñu doom nekk comme relais ñu formé woon leen dañ leen ci boole ak les femmes di dem ci kër yi di leen won nan la ñuy raxasoo ak nan la ñu war a di comporter woo ci bu nga xam ne mooy période feebar bi te yaakaar naa ne bu ñu suivre instruction yooyu am nañ ci yeneen partenaire aussi yaa LUXDEF bi nga xam ne moom moo ñu projet luxembourgeois la temps yële la ñu contacter ne dafa bugg a tester benn kii pour aider ñu ci corona bi nga xamee ne def na ko ñun aussi dañu ci wax ak ñoom wax leen li nga xam ne jot nañ ko commencé def ñu pare ñoom tamit pour appuyer ñu je pense que tey rek la kii ak ñoom signé ak ñoom convention boobu yoo xam ne dañuy ñëwaat jàppale aussi la population pour ci ay produits d'hygiène yoo xam ne dinañ leen gën a mun a suivre ak sensibilisation bi gën ko yokk parce que je pense que sensibilisation bi rek moo ñu ci gën a mun a génnee population bi tamit di suivre instruction yi nga xam ne suñu autorité sanitaire yi ñu ngi koy joxe ñu suivre ko xam ne loolu rek moo ñu mun a muccal voilà loolu ñu ngi ko ciy def vivre aussi am na loo xam ne ñu ngi koy def pour dimbale parce que boo téyee daara yi ku ne xam ne dañ doon génn des fois di dem asi kër yi pour loo xam ne mun nañ ci di ut ndimbal fa la ñuy amee loo xam ne dinañ ko c'est vrai que bëriwut comme ni nga xam ne noonu la mel Dakar
aussi les familles diminuées aussi ñoo xam ne guddi lañ doon am possibilité liggéey wala dañ doon dem liggéey Kaolack wala ñuy liggéey Dakar mun nañu seen famille c'est difficile. loolu am na ay partenaires yoo xam ne am lu ñu si jàppale état tamit je pense que jéego yu mu si nar a def dina dimbale askan bi bu baax nga xam ne dinañ gën a mën a suivre instruction yooyu parce que nit ki tam soo ko ne toogal te la muy uti di la nga xam ne moom lay jox njabootam da koy jéggaani day jafe mais je pense que ak accompagnement bi état le président Macky Sall nar a defal wax dëgg yàlla tous les Sénégalais je pense que dina doon lu baax lu mucc ayib si li nga xam ne moom mooy xeex feebar bi. lu jëm ci wàllug bërëb yi nga xam ne dafa faral di daje ay doomi aadama moo xam marché ak yu ni mel yan mesure ngeen si jëloon jamono ji la mooy tolluwaay bi. waaw marché déjà wax naa ko avec ce projet là ñun dañoo amoon habitude déjà marché dem lavoir kuy ñëw si marché bi da ngay raxasu saabu yooyu nga xam ne moom la femmes yi moom lañ leen formé woon saabu yi dañ koy jaay si au niveau du marché. balaa ñu doon commencer aaye aussi les kii jàkka yi nga xam ne dem ci jàkka yi regroupement yi aussi dañ ko daan def ci aussi pour les imams yooyu nga xam ne femmes yi moom lañ leen formé woon ñu leen koy jox nga xam ne dañ koy utiliser ku balaa ngaa def dara raxasu balaa ngaa dugg ci jàkka raxasu loolu yëpp je pense que dañ ko commencé woon ak le projet WOS moo tax bi ñu ñëwee rek troisième jour bi laa lay wax bi may présider la formation di Codec de Ndiaffate juste si lañ may wax naan premier cas bi am na Sénégal kon je pense que ñun commencé woon nañ ko te ñu ngi continuer def ay actions ba léegi pour mun a def de telle sorte que feebar bi yàlla musal ñu ci ba mu dugg suñu dëkk te mu yàlla jeexal ko aussi Sénégal foofu lay jaar di lancer un appel à tous les Sénégalais ñu déglu instruction yi nga xam ne moom la suñu autorités sanitaires yi di ñu jox ndax li gën si ñun rek la parce que feebar bi je pense que liñ naan fagaru balaa ngaa lakkale je pense que loolu la ñuy wax kon bu ñu toppee instruction yi je pense que yàlla mun na ñoo musal ba fii di profiter de l'occasion di féliciter tamit le corps médical ñu ngi leen di féliciter autorités sanitaires yi macha allah wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey bu mucc ayib man damay jàngat je pense que maa ngi wax ak sama borom kër rek barki démb ma ne ko man il faut que ma bind ci Sénégal amatuñ lu ñuy jàng ci autorité sanitaire amatul lu ñuy jàngaane parce que tey boo xoolee feebar bi ni ñu koy gérer di féliciter le président Macky Sall tamit mu gérer ko ak une gestion démarche inclusive c'est vrai que bu muy recevoir les gens di ñaa ngi doon wax ne mujj gi commencé wax mais li mu def je pense que boole ñëpp parce que Sénégal loolu la ñu xam nit ñi boo leen boolee rek ci li nga xam ne loolu la ñu bokk ñu xam ne loolu la ñu bokk ñun yëpp ñu téyandoo ko xeexandoo ko et je pense que loolu ñu ngi koy rafetlu am ñun Sénégal amatul lu ñuy ñaayee kenn amatuñ complexe bu ñuy defati benn pays occidental. alors ban appréciation ngay def ci démarche bu bees bi nga xamante ne nii nguur gi jël na ko ngir gën a décentraliser xeex bi comité régionaux yi ñoom ñooy yore li nga xamante ne jamono ji moom mooy xeex lépp lu jëm ci wàllug épidémie ci njiital gouverneur à l'échelle de la mairie ban gis-gis ngeen ci am nu ngeen ci fas yéene taxawee wala mooy ci seen implication. waaw ñu ngi ciy taxaw déjà parce que lu ñu gis lu ñu jaaxal automatiquement dañuy saisir le sous-préfet wax ko ne ko kat gis nañ tel dëkk lii jaaxal nañu fa wax ko autorités sanitaires yi ñu xool nan la ñuy def pour ñëw loolu dañ koy def à chaque fois saa yu ne tegoon nañ comité ñun déjà au niveau de la commune boo xam ne moom premier adjoint moom moo ko coordonné loo xam ne gis nañ ko rek dëkk yi les relais communautaires aussi muy comité RBC yooyu ma la wax dafa am dans les 7 zones de Ndiaffate lu ñu gis rek automatiquement dañuy alerter ñun tam ñu alerter li nga xam ne moom mooy autorité administrative muy le sous-préfet. je pense que ñu ngi coordination bu baax la ñuy def ñu ngi koy def te à chaque fois dañuy remonter l'information si ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a jot def li ñu war a def. na nga ni tey madame le maire ana bu fekkonte ne am na lu ñu war a jubbanti ngir gën a ñoŋal xeex bi foofule au niveau de Ndiaffate ci sa gis-gis lan lay doon. non di la wax ne rek wax dëgg yàlla au niveau de Ndiaffate amuñ jafe-jafe parce que la population moom nekk nañ ñoo xam ne ñu dégg ndigal lañ. ñu dégg ndigal lañ instruction yi bi ñu ko joxee ba léegi ñu ngi koy suivre la gendarmerie aussi ñu ngi leen di remercier di leen féliciter di profiter occasion bi tam di leen féliciter parce que ñu ngi def seen liggéey àll bi parce que dafa xeex bi je pense que feebar bi tey am na lu bëri lu ñu ci war a jàngat mooy problème mu sécurité Sénégal
boo xoolee tey boo xoolee mois dama koy wax démb ma ne war nañu lii bu paree ñu jàngataat waxtaan muy que ça soit opposition que ça soit majorité présidentielle ñu bañ a jiitalati rek suñu intérêt di jiitale intérêt askan bi. parce que tey xool nañ ne couvre-feu bi nga xam ne moom la ñu décrété muy état d'urgence bi boobaak léegi macha allah problème mu sécurité wàññeeku néew ma jeex na mais wàññeeku na parce que force de l'ordre yaa ngi si dëkk yi ñun suñu dëkk yi li muy àll yëpp fu ne la ñuy dem la gendarmerie fu ne si biir armée àll bi la ñuy dem muy armée aussi. kon je pense que wax dëgg yàlla ñun amuñ fa jafe-jafe ndax am nañ population boo xam ne wax dëgg déggal nañ ñu bi ñu waxee ak ñoom sensibiliser leen ci feebar bi sensibiliser leen aussi ci mesures yu président Macky Sall jël wax dëgg yàlla bu baag léegi respecté nañ ko. très bien alors balaa ñu lay bàyyi madame le maire xanaa nga gën ñu xamle tuuti rek ak Ndiaffate soriwul trop Kaolack situation am ak lu jëm ci la nga xamante ni xëy na moom moo koy porter économiquement ak la nga xamante ni xëy na noonu lay ràññeekoo. ci wàllu terroir. waaw Ndiaffate moom c'est à 10 kilomètres de Kaolack c'est une commune de 75 villages on est à presque 50 000 habitants c'est la deuxième commune la plus grande après la commune de Kaolack ñu daqaloog ñoom littoral bi lépp ci Ndiaffate benn partie bi mooy ndox mi mooy le bras de mer Sine Saloum moom moo ko longé wax dëgg activité économique li ñu gën a am mooy agriculture su ma koy wax aussi dañuy wax sel lu fa loo xam ne la dañ ko fay boo xoolee usine kii Salin Sine Saloum ñoom la plus grande partie de l'usine ci biir commune Ndiaffate la nekk d'ailleurs sax ñoom war naa leen remercier parce que barki avant-hier lañ ñu indil 13 tonnes yoo xam ne ceeb yoo xam ne dañ ñu ko jàppale d'une valeur presque de 4 millions boo xam ne jàppale nañ ko commune de Ndiaffate kon loolu mooy suñuy activité napp gi aussi am na fa wax demeewul noonu mais ñu ngi dañ fay napp muy crevette muy jën aussi ñu ngi ko fay napp waaw loolu daal mooy activité yi nga xam ne mooy activité à part mbay mi mooy activité yi nga xam ne dañ koy def au niveau de Ndiaffate. te mais jamono yi lépp sooxe na apparemment. waaw lu bëri sooxe na parce que maa ngi lay wax léegi même avec le projet LuxDev somme bi nga xam ne moom lañ ñuy alloué dañuy def de telle sorte que les artisans locaux ñu xool nan lañ leen di liggéeyloo au moins ñu am lu ñu ci gagné ñi nga xam ne manque à gagner bi ñu am fee ñu mun ko rattraper fii parce que nag métti na dara doxatut nit ñi dematuñu fenn les femmes aussi seen activité ñoom yëpp ñu ngi toog waaye di ñaan yàlla rek yàlla gaaw jeexal fi lii ñu respecter instructions yi ñu joxe rek yàlla gaaw jeexal feebar bi Sénégal. jërëjëf madame le maire ñu lay gërëm di la sant Aïssatou Ndiaye Tall di maire bu Ndiaffate digganteem ak Kaolack fukki kilomètres moom moo ci dox professeur kon bu ñu jógee fa nga xam ne mooy sa Ndiaffate te foofu mën nañoo sant sax parce que daanaka ñoom amagul mbir mi laalagu leen te fàgg woon nañu ca njalbeen xanaa ni ñu ko waxee woon sànq rek ginnaaw cas communautaire yi moom tàmbali na ku nekk rek fàggu gi ak lu mu baax dañu koy gën a yokk comme ni ñu ko waxee woon démb mel ni ku nekk si ñun mën na nekk potentiellement koo xam ne bëggoon naa wax waaw je vous en prie je vous en prie madame allo waaw bismillah waaw Khalifa dama doon bëgg am na lu ma bëggoon jàllale da nga wax cas communautaire yi c'est léegi nga fàttali ma damay déglu si mu benn vidéo mu may def reetaan je pense que loolu damay interpeller le ministère de la santé parce que am na ñoo xam ne bu ñu wax les cas communautaires parce que Sénégal tam il faut que ñu xam ne du ñëpp ñoom ñoo dem si école nasaraan yi bu ñuy wax les cas communautaires am na ñoo xam ne dañuy foog ne cas bi au niveau de la commune duñu xam cas communautaire bi mooy cas communautaire mooy au niveau de la communauté voilà te au niveau de la communauté la nekk te xamuñu fan la borom jëlee feebar bi loolu il faut ñu koy leeralaat buñ ne cas communautaire rek dañuy foog ne dañ naan commune Dakar la amut commune Fatick wala amut commune Ndiaffate da cas communautaire mun na di dox mun na dem yegg fu ne loolu je pense que damay interpeller waat ministère de la santé rek di leen féliciter de passage ñu gën a leeralaat luy cas communautaire comme ça population bi xam ne du benn commune la nekk mais loo xam ne la xamuñ fan la ko borom jëlee jërëjëf madame le maire Aïssatou Ndiaye Tall bu Ndiaffate ñu ngi lay gërëm di la sant professeur je pense que noppi ñu kaa wax depuis démb audio boobu muy wax mu ngi circulé mais démb rek ñu ngi koy leeralaat dëgg la ne cas communautaire du cas bu am ci commune bi parce que waaye sax mu ngi naan heureusement ñun amuñu sax commune donc ça n'a absolument rien à voir cas communautaire mooy cas boo xamante ne daal maanaam bu ñu ne cas communautaire rek mooy agsi na ci suñu biir te nit mën na kaa am te duñu xam ci kan la ko jëlee waaw
waaw loolu mooy cas communautaire. déjà comme ni nga ko waxee ñu yokk ndëgër laay ak taxawaay bi rek. ndaxte région bi mu bokk région de Kaolack su ma jumul wax dëgg yàlla nga leen di musalagum. waaye nag bu mu tax ñu naagu. ndax mbir mi day law te comme day law nag amul frontière. léegi nag nit ñi taxawaay bi nañ ko gën a dëgëral ak gën a faggu. wax dëgg yàlla te jëm a gën a góorgóorlu veiller également. loolu autorités yi lañ koy wax ci frontières yi. ndaxte njaafat boobu mu wax boo ko seetloo tuuti ci ginnaaw tuuti rek Gambie nga fa dexe nga fa te xam nañ ne gars yi dañu fay jaar. kon nag nañu yokk vigilance force de sécurité yi population yi moytu. di jóg ñoom di xeex ak nit koo xam ne gis nañ ko mu wàcc gaal ak ñoom du seen cër. seen cër rek mooy sori leen sax. parce que wóoru ndax am nañ feebar bi. woo kilifa yi bu ko defee ñoom. matuwaay yi ñu war a jël dinañ ko jël. absolument Sénégal li fi dugal coronavirus xam ngeen ko mooy li ñuy owee cas importé maanaam doomu aadama moo jóge bitim réew dugal ko ci biir réew mi loolu mooy cas importé. cas importé boobu moo jur li ñuy wax cas contact maanaam ñi nga xamante ne nii jëflante na ak ñoom. wala dëkkaale na ak ñoom wala daal jege na leen jëflante nañ loolu mooy cas contact ñu war leen a suivre loolu yooyu bu weesoo cas communautaire yi ak cas contact yi nga xamante ni dañ leen di suivre pour xool ndax ay degré la nag mooy cas contact par exemple yi nga xam ne ñooy sa njaboot. ñi nga gën a jege. mooy cas contact yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a sérieux yeneen cas contact yi mooy fi nga xamante ni xëy na dem nga fa daje nga ak nit ñeek yu ni méngool loolu bu weesoo ñu ñëw si cas yi nga xamante ni xëy na moom mooy cas suspect yi mooy ñi nga xamante ni jàpp nañu ne xëy na am nañu doomu jàngoro ji loolu mooy cas suspect da ngay seetlu sax ñaare bu ñu ñëwee si ab koñ di jël si nit ñi mën nañoo gaawtu ne diw jël si nañ ko dafa corona déedéet moom dafa yëg mbir yi si aw yaramam yëg signes yi nga xamante ni moom la ñu koy ràññaatlee mu oote ngir fàggu te ñëpp loolu la ñu war a def moo tax ñu jël si ko mu nekk cas suspect bu demee dañ koy càmbar saytu ko bu fekkente ne nii jàngoro ji nekkul ci aw yaramam ñu ne ko kon suspect bi ñu doon suspecté maanaam li ñu ko doon jotuta am ñu sant ko suñu borom bu fekkente ne nii firndewu na nii li ñu ko doon suspecté am na jàngoro ji ñu daal di koy topp loolu dem dëgg bu weesoo muy cas importé yi ak cas contact yi ak cas suspect yi dañuy ñëw si li nga xamante ne moom mooy cas communautaire cas communautaire nag mooy bu jàngoro ji xasee bu dugg si réew mi ñu koy wàllante si suñu biir ñun xamatuñu fan la jógee kan moo wàll kan donc loolu mooy cas communautaire mu mel ni kon comme ni ñu ko waxee ginnaaw ba jàngoro ji dugg na si réew mi rek ku nekk si ñun na ngay déglu soo yaram te xam ne mën na laa dal di moytu ki nga janool te xam ni mën na kaa dal ku nekk jël say matukaay bu ko defee ñu fexe ba bu cas importé jeexee cas contact yi ñu càmbar leen ba mu jeex parce que cas contact yi mooy waral ñaare bu ñu saytoo daal dina si nangam de cas yi ñu saytu mooy ñi ñu doon seet wala ak cas suspect yi nangam ñoo ko si am nangam ñoo si mucc kon mu mel ni kon ku ñu joxoñ rek wala ku njort ne am nga ko rek du càggan ka ne da nga kaa am parce que wax nañ ko démb pour guy metti yàgg na fi te corona ñëwul socc yàgg na fi corona ñëwul grippe yàgg na fi tisooli yàgg na fi corona ñëwul waaye dafay ay mandarga yoo xam ni mën naa tax ñu njort ne doomu jàngoro jàng saw yaram kon ay alerte la yoo xamante ni xëy na moom lañu suñu yaram di jox ngir ñu mën a xeex ak moom dabu ko bu fekkente ne mu ngi si ñun bu fekkente ne nekkul si ñun te ñu sant ko suñu borom te ñu fàttaliku ne lu mu gën a gaaw lu mu gën a teel moom la ñu wax sa mbokk moomu kan bi doon woote démb lu mu gën a teel gën a baax boo ko yëgee rek jógal parce que boo ko yëgee di ko tendeefal mën naa dogal bu ëllëgee nga am ko fekk wees na lool na la ba pare waaw te wàll nga nit ñi te wàll nga ñi ngay wàll ba pare waa kay baax na kon ñu dem sa Norvège dañu fay fekki Khady Badiane Fati di doomi réew mi mu ngi foofu la ca Norvège asalaamaaleykum madame Fati. maaleykum salaam Khalifa. naka waa Norvège. si jàmm alhamdulilah. très bien alors comme ni ñu ko baaxoo rek ñu bàyyi la nga defal ñu situation foofu ca Norvège nan la fa jàngoro ji tëddee ak anam yi nga xam ne noonu la autorités yi ci réew ma taxawee seen diggante ak askan wi ak askan wi nu ñu taxawee. waaw merci Khalifa ñu ngi leen di remercier ci invitation bi. au fait fii ñu ngi am 6162 cas allo. waaw ñu ngi lay dégg doxalal. ñu ngi lay dégg madame Fati mën nga dem yaa ngi à l'antenne en direct. d'accord Marie au fait fii ñu ngi am 6162 cas ñu am 108 décès. ñun nekkuñu Oslo ci capitale bi ñu ngi ci région bu ñuy wax Rogaland plus précisément ci commune Sandnes fii ñu nekk ni ñu ngi fi am 46 cas ñu ngi sant yàlla alhamdulilah
bon jërëjëf communauté sénégalaise bi nekk foofu ana nu ñu toogee. bëriwuñu fi ñaar ñi sénégalaise rek ñun ñoo fi nekk. ñaata ngeen nga ni. sénégalaise ñun ñaari famille sénégalaise ñoo nekk si nii. ñaari famille très bien. ñëpp a ngi si jàmm. seen diggante jamono ji ak seen njaboot yéen a ngi dégg jàngoro ji fii ci réewum Sénégal ana tey ban gis-gis ngeen si am ak lu ngeen bëgg a eggee askan wi parce que boo nekkee bitim réew mu am lu xew si àdduna bi yépp lu mel ni lu mel nga xam mosu fee xew du ñàkk ba saa boo xëyee di nga xalaat sa waa réew di nga jokkoo ak ñoom ana loolu nu mu demee. ñun tout le temps ñu ngi nemmeeku waa Sénégal di leen gën a ñaax ñu góorgóorlu si règle d'hygiène yi di ñu suivre instruction yu gouvernement bi joxe nañ ko respecté bu ñu sàggan daal parce que boo xoolee fii Norvège ñun au début affaire yi nii la ñëwee ay benn cas 2 cas par la suite muy yokk ba instant bi ñu ngi si ay 6000 et quelques cas gis nga ñu ngi leen di ñaan daal ñu gën a góorgóorlu parce que feebar bi joxmul kenn xoolul kii am na wala kii amul mu ngi village wu fi mu mënti nekk di leen wax daal ñu góorgóorlu si loolu. yow booy waxtaan ak waa Sénégal nan nga yaakaare ni noonu la ñu jàppe jàngoro yi noonu la ñu koy dundee. dama jàpp ni que dañ ko jàppee à la légère daal pour vrai à vrai dire man loolu laa gis daal dañ ko jàppee à la légère parce que même boo xoolee si réseaux sociaux yi ñu ngi def ay vidéo di def ay comédie affaire yu demee noonu je pense que loolu waru leen. oui parce que dañu ko gëmul wala yow si sa gis-gis. wala dafa des ñu gën leen a xam yéen ñi nekk bitim réew tey dund chaque jour néew yi ngeen mën leen a gën a ñaax ñu gën a moytu. loolu exactement loolu parce que boo xoolee Sénégal nii la affaire yi commencé ay benn cas ay 2 cas nañu góorgóorlu daal nañu góorgóorlu ñu jàppee affaire bi au sérieux ñu xam ne lu am la lu reer la. foofu ca Norvège si gox ba ngeen nekk yan dogal moom la autorité jël ak jamono ji nu ngeen koy dundee ñun am nañ couvre-feu à 20h xam naa ne yëg ngeen ko foofu noonu nu mu tëddee ndax activité yi taxaw na wala yéen a ngi yëngu ba nëgët nii. jardin yi tëj nañu depuis mois de mars centres commerciaux yi tëjuñu yenn yi tëjuñu mais dañoo wàññi par exemple. heure yu ñu daan ubbeetuñu ko dañuy naaje ubbi teel a tëj ba si boutique alimentation yi aussi boo fa duggee entrée bi rek ñu ngi lay tegal gel pour sa loxo yi nga am nga choix utiliser gant booy dugg si boutique yi ñoom tamit changé nañu seen routine yi bu ñu daan fomp boutique yi dañ daan nettoyer ay benn yoon si journée bi mais léegi ba ay 3 fois la ñuy nettoyer boutique yi ba si panier yi ñuy duggee yépp dañ koy nettoyer gis nga boo duggee ci biir tamit tout le temps ñu ngi lay fàttali règle d'hygiène yi nga war a utiliser genre respecter distance yi bañ a fayee tamit ak xaalis. carte la ñuy gën a fayee fii pour éviter contamination yi. très bien kon foofu daal ci grande surface yi pratiquement ak ci commerce yi monnaie bi génnatul daal li ci ëpp. en plus achat en ligne bi moo fi ëpp actuellement. achat en ligne da ngay jënd ci internet ñu livrer la ko ba ci biir kër. ça voilà. très bien daara yi aussi wax nga ko sànq tëj nañu jamono ji nan la ñuy organiser woo. est-ce que ñoom ñu ngi continuer seen jàng ak xarala yu bees yi wala dañu toogandi rek di dimbali ko ñi leen mën a jàppale ci seen kër. waaw fii xale yi ñi nekk ci élémentaire bi par exemple am nañu minimum 2 heures de temps yu ñu war a jàng par jour seen kër yi. mais joxe nañu nouvelle ni que d'ici fin avril bi dinañu commencer waat mais balaa boobu dañoo prévoir ni que ci fin avril bi jàpp mai dinañu def ay tests ci au minimum 100 000 personnes par jour. 100 000 personnes par jour. très bien. oui pour xool tolluwaayu jàngoro ji laataa ñuy ubbiwaat école yi kon óorul délai boobu ñu joxe délai indicatif la rek mais óoragul. wóoragul. très bien alors balaa ñu lay bàyyi soxna Khady Badiane Fati nga wax ñu rek tey jii ban message ngay àggee saw askan balaa ñuy tàggoo ñaanalante.
maa ngi ñaan sénégalais yi ñu góorgóorlu bu baax si règle hygiène yi balaa état bi di leen jàppale wala qui que ce soit ñoom ñoo war a njëkk a jàppale seen bopp ñu toog seen kër ñu xam ni que ñoom ils sont importants d'abord voilà. Très bien ñu ngi lay gërëm di la sant jërëjëf merci beaucoup Khady Badiane Fati doon ñu doon jokkoo fële ca Norvège professeur kon gis nga liy ñëw boo seetloo ñi fi jot a jël ñëpp ñu nekk extérieur dañuy jàpp ne xëy na Sénégal wala askan wi jëluñu jàngoro ji au sérieux wala impression la. waaw boo ko seetlu nag li ci ëpp impression la. maanaam ni ñu xamee seen réew aussi. donte ñu nga bitim réew mais xam nga fii lañ juddoo fii lañ cosaanoo te xam nañ ne ñun dañoo faral di sàggan. waaye nag mën nañ dalal seen xel. c'est vrai que ba léegi am na tuuti ay pôle de résistance. mais boo ko seetloo bu ñu waxee dëgg xalifa fi mu toll nii. li ëpp ci askan wi quand même nangu nañ ne mbir maa ngi fii. te ñu ngi góorgóorlu pour wàccoo li nga xam ne mooy dicté waa kër docteur yi. kon nag ñoom yoon la sax ñu am tiit ak njaqare parce que dañoo xam ne Sénégal dafa faral di sàggan yàlla wala mu naan la garaawul wala yu demee noonu boo tax na ñoom dañuy am tiit am njàqare waaye nag nañ jàpp ne donte ni ma ko waxee ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi xaw a sàggan waaye mën nañ jàpp ne xalifa li ëpp ci ñun daal ci askan wi fii ñi fi yeewoo wax dëgg yàlla xam nañ ne jàngoro baa ngi fi gis nañ fi ñu fi lor jël seen bakkan wax dëgg yàlla kon xam nañ ne ñu bëri ñu ngi jël seen matuwaay fu mu nekk nii boo ko seetloo te bitim réew ñaare dafay am effet amplificateur boo nekkee bitim réew déglu say xibaar sam réew da ngay yaakaar ni réew mi mu ngaa lakk mu ngaa toj waaw surtout ci réseaux sociaux yi bu fekkee foofu rek mooy sa laboratoire foofu ngay observer boo moytuwul da ngay xaw a juum parce que comme ni mu ko waxee da nga gis ay vidéo ay sketch ak yooyu yow moom ni mu réagir c'est tout à fait normal da nga naan ñi dañoo tal fo ak ree ñoo tal ay comédie parce que situation surtout que ñoom ñu ngi wàññi seen i néew ñu ngi wàññi seen néew te dañu war a jàpp ne nag loolu ñuy gis ci internet bi reflété wul réalité bi nga xam ne moom moo tekk ci terrain bi parce que wax dëgg yàlla de plus en plus mu ngi mel ni liggéey bi nga xam ne nguur gi mu ngi koy def ak acteurs sociaux yëpp mu ngi amay jeexital bu nit ñi fi mu nekk nii commencé nañ discipliné wu nangu ne lor gaa ngi fi suñu biir jërëjëf kon ñu dem xool yi sénégalais yi ni ñuy dundee couvre-feu bi tàmbali bés bu jot 20h ba 6h du matin asalaamaaleykum la nation maa ngi nii sama kër j'espère que yow tamit yaa ngi sa kër kon donc na ku nekk toog këram c'est comme ça qu'on va lutter contre la Covid-19 ensemble et nous le vaincrons inchallah na ku nekk toog këram ñu respecter les mesures de barrière ñu garder xale yi ci biir kër bi ci biir kër yi surtout ça parce que c'est pas pour rien ñu tëj école yi ne kenn bu mu jàngi kon donc bu ñu bàyyi xale yi rek ñuy taxawaalu ci mbedd mi di jouer foot di dem ak di dikk loolu yépp c'est pas du tout intéressant nañ leen téye ci biir kër yi pourquoi pas le soir ñu def ay amuse-gueule pour histoire de les retenir à la maison parce que ñoom ay xale lañ xamuñu li nga xamante ne moo xew actuellement xamuñu gravité bi donc suñu devoir la ñun ñu xamal leen ko daal di leen téye ci biir kër yi garder leen sensibiliser leen aussi en tant que mère de famille man noonu laay def wàññi génn yi nga xamante ne c'est inutile ma wàññi ko bu baax a baax toog sama kër liggéey li may liggéey garder samay doom surtout ça garder leen xale yi bu baax a baax luttons contre la Covid-19 ensemble nous le vaincrons inchallah merci beaucoup Baye Cheikh. Salam, je suis Aïssouké, étudiante en première année. Bon ñun ñëpp seetlu nañ que ni am na benn pandémie bu nga xam ne instant bi moo sonal àdduna bi yëpp rawatina Sénégal bi ñu nekk. Pandémie bi tey jii tax na ñu arrêté activité yu bëri que mu nekk ci côté économie bi wala que mu nekk ci côté éducation on peut dire que presque domaine yëpp la stoppé te ci côté éducation boobu moo tax may wax tey parce que tey jii am nañ bu ñu xoolee gouvernement bi tey pour mën a éviter propagation pandémie bi mais aussi pour mën ñu protéger ñun ñi mais protéger waale ñu dëkk bi yëpp dafa obligé tëj établissement d'enseignement yi tey loolu ça nous affecte un peu du moment où dañu amoon benn programme bu ñu établir bu nga xam ne année bi dañ ko waroon suivre ñu obligé interrompre que comme ça même bu fekkee ne que tey jii y a des possibilités pour def cours en ligne mais tout le monde n'a pas les moyens pour voilà mën a disposer lu mu mën a defee cours en ligne donc ça nous affecte un peu et ça nous retarde te après loolu noonu aussi observé nañ que ni dañu obligé kii def benn couvre-feu donc à partir de 20h
Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de sortir, bon, je peux pas dire que affecté na ma torop parce que guddi d'habitude amuñu habitude di génn mais am na ñi nga xam ne tey jii da leen di affecté soit ci seen liggéey wala ci leneen donc mu ngi noonu lenn rek lañu mën a wax ñëpp sénégalais yi ñu toog seen biir kër yi pour mën a protéger seen bopp protéger seen famille mais protéger nit yi nekk je vais pas dire nit yi nekk seen proche kese mais protéger seen moroom sénégalais yi donc restons chez nous et respectons donc mesures yi nga xam ne tey gouvernement moom la teg parce que bu ko tegee tey ji pour protéger ñu ñun la merci beaucoup. Alors bonsoir les confinés, j'espère que vous allez bien. Donc je vous salue autant que vous êtes et j'espère que vraiment yéen ñëpp yéen a ngi ci jàmm. Donc ce soir j'ai voulu vraiment faire cette vidéo bon pour vous montrer vraiment donc que c'est pas trop difficile le fait de se confiner. Je suis Thierno Kane parce que li ma confiné wu ça fait 2 semaines et tout. Mais regrettuma ci dara à vrai dire mais ce que je fais à la maison c'est d'écouter de la musique, jouer donc au PlayStation, jouer avec les enfants etc., de chanter, de chatter sur WhatsApp, Facebook etc., sur l'internet en grosso. En tout cas leen daal xam naa ko muy déjà on s'ennuie pas mais nit moo bëggul ñu tënk ko donc bu fekkee tënk nañ la ci benn mbir rek donc da ngay sentir na yow yaa ngi perdre sa liberté mais au fait c'est pour notre bien donc je pense que vraiment vous aussi vous êtes chez vous et boo leen mënul amuser aussi donc faites vraiment donc des choses yoo xamante ne ça va vous plaire de toute façon pour les entrepreneurs faites de telle sorte que pour yéen leaders yi ngeen génn ak projet bu baax parce que déjà on dit que on n'a pas de temps mais actuellement on a vraiment du temps restez à la maison écrivez votre projet comme ça boo leen génnee ngeen présenter ko inch'Allah kon ciao wasalaamualeykum. alors professeur xale bi wax na ki mujj wax na benn terme wax na tënk nit bëggul ñu tënk ko donc relativiser na après après dañ si ñëwaat mais ñu dem ngir mën a yeewi madame le maire asalaamaaleykum. madame la maire bëggoon nañu laataa ñu lay bàyyi xëy na am na ndénkaane goo xamante ne nii am nga yéene dénk ko waa Sénégal ci li ñu sumboon ci xeex bi ba fii ak ni ñu war a taxawee ci sa gis-gis ngir jàngoro ji gaaw a jóge gaaw fee jóge tàbbi géej. waaw Khalifa li may dénk sénégalais rek mooy surtout je pense que autorité sanitaire yi wax nañ ko muy port de masque. ku mun a takk masque muy masque bu munti doon ñu koy takk pour du moment que cas communautaire yi am na kenn xamut ki ko am ak ki ko amut. kon damay lancer un appel à tous les Sénégalais ñu gën a bàyyiwaat seen xel aussi si ni feebar bi loo xam ne la mun na lor te yaakaar naa ne suñu dëkk yu mel nii antanuñ li nga xam ne moom mooy am en Europe moom moo am en Asie ak feneen ak feneen kon li may wax rek mooy ne di lancer un appel aux Sénégalais. ñu respecter consignes yi di takk masque di raxasoog saabu di à chaque fois di respecter aussi distanciation bi mooy li nga xam ne moom la ñu digal yaakaar naa ne daal bu ñu ko defee yàlla dinañu musal ñu ngi ñaan nag yàlla génne fi feebar bi nu mu gën a gaawee génne ko ci àdduna bi yépp particulièrement Sénégal fii nga xam ne fa la toll mu yem fi di profiter di féliciter tam la presse parce que yéen a ngi ciy liggéey boo xam ne macha allah mucc na ayib parce que lii mooy patriotisme aussi. bu sa dëkk soxlaa sa dëkk taxaw yaakaar naa da nga war a def de telle sorte que jàpp ci taxaw wax ak askan bi di leen di jox la bonne information te yaakaar naa ne moom ngeen di def depuis le début ñu ngi leen di sant di leen ci gërëm di gërëm sama frère nga xam ne ñoo bokk Saloum di professeur Songe maa ngi koy gis noonu maa ngi koy nuyu aussi di ko gërëm di la remercier waa ITV yëpp di kontaan ci li ngeen ma wax dëgg yàlla invité mu permettre ma di lancer un appel aussi la jeunesse ñu gën a jàpp ci xeex bi au niveau local comme au niveau national ñu xam ne wax dëgg yàlla àdduna moom bu sa dëkk soxlaa da ngay taxaw jàpp ci ba nga xam ne askan bi dinañ xam ne kat ñii taxaw nañ pour wax dëgg yàlla jàppale ñu pour feebar bi mun fi jóge parce que nag bu fi yàggee je pense que du ñun rek lay lor ñëpp lay lor parce que feebar boo xam ne amut ko am la ku amut surtout ñun ñi nga xam ne ñun tey la ñuy wooyee ñi nga xam ne ñooy ñu dëkk ci àll bi suñu doole demeewul noonu ñun ñoo gën a war a fagaru pour feebar bi bañ a dugg suñu dëkk yi ba nga xam ne wax dëgg yàlla dina ko jeexal Sénégal en tout cas ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal encore une fois di kontaan ci li ngeen ñu invité permettre nañu ñu wax ak askan bi li nga xam ne bëggoon nañ ko merci beaucoup madame le maire Aïssatou Ndiaye Tall ñu lay gërëm di la sant
li nga wax am na solo parce que professeur Moussa Seydi tout le temps daf koy fàttali mbir mi du mbirum pàcc xeex bi du xeexum pàcc parce que ñu ngi faj donte garab amul ñu ngi faj nit ñaa ngi wér. ñu siy teg seen bët démb la fi Mouhamed Sarr jóge ñu koy nuyu au passage mais mbir mi mbirum fàggu la parce que bu fekkente ni fàgguwuñu ñu ñëpp daañu feebar. ñu ñëpp bu ñu feebaree nguur gi antalu ko. ndegam Amérique la te France te Italie te ñu ëpp ñu doole yan xel maanaa nangu na ne antaluñu ko kon nañu góorgóorlu dimbali suñu bopp dimbali ñi nga xamante ne ñoom la yàlla nattoo liggéey bu metti boobule. professeur. gune gi sànq dafa ne eh bien nit bëggul ko tënk. mais tout de même ñu ngi fexe góorgóorlu xam nga notion de tënk boobu. ba tey dafay delluwaat ci li nit ñi di wax démb ba tey. maanaam koo tëj sa kër. koo tëj këram. war nga kaa mën a jox lu mu dund léegi yu demee noonu. je pense que il est temps également ñu comprendre ne kenn newul toog leen seen kër. dans l'absolu dans l'absolu oui. finalité bi sax mais du toog leen seen kër waaye toog leen ngir mucc ci jàngoro ji ci mbedd mi. looloo ko njëkk a tax a jóg donc toog bi moom li ko njëkk a tax a jóg mooy nga mucc sa njaboot mucc askan bi yëpp daal di mucc looloo ko njëkk a tax waaye nag bu la fa dara fekkee maanaam ci wàllu xéwal loolu tam dafay gën a dooleel waaye finalité bi li nga xam ne moo njëkk a tax a jóg toog bi ci kër gi mucc ci jàngoro bi la aarante si li ëpp solo mooy ñu bañ ko concevoir comme du jatang comme jatang waaw jatang la sax mais nit si boppam dañ koy jatang nit si boppam day jatang boppam ba pare li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk itam dafa am yoo xam ne sart yoo xam ne dañ ko teg pour jatang na parce que nit boo ko jatangul xëy na mu demee bakkanam te bu demee bakkanam dina lor boppam te lii du lor goo xam ne ci moom la yem mais day wàll bu dem ci biir askan wi kon nag tënk la waaye tënk la boo xam ne mooy tënk bi nga xam ne dinañu musal ñun ñëpp c'est vrai que am na benn jàngat boo ci mën a am ci benn côté bi bu ko nit ñi fàtte tamit parce que couvre-feu xëy na mbas yi moo ko fi indi mais dans le principe restriction liberté la maanaam day wàññi dem ak dikk te lépp loo xam ne day wàññi liberté nit mën na jàpp ne xëy na xeetu lor la waaye ci situation mbas bi bu ñu ci tolloo du nekkati xeetu lor day nekk loo xam ne la moo ñuy aar askan wi aar suñu njaboot aar li nga xam ne moom moo di réew mi kon tënk la waaye tënk la boo xam ne ñun suñ bopp bu dee ay jatang la ñoo war a njëkk a jatang suñ bopp balaa nguur gi ñëw sax di ñu tënk di ñu jatang jërëjëf balaa imam di ñu jatang wala balaa imam di ñu jat damaa jël imam boole ko ci suñu biir rek ñun ñëpp ñu formé entité mu nekk état bi bés bu la imam jatagee mooy tifaaxan waaw boobu ngay wax jatang bële waaw imam de moom ala kulli xaal mënta ñàkk keroog ministre wax na ko fii nañu fatu balaa faatu maa si yokk faatu yaa ci yokk faatu waaw fatu balaa faatu Salim très bien mooy waaw kay fatu balaa faatu waaw kay kon ñu ànd ak askan wi ci 33 824 88 06 je pense que déjà suñu premier téléspectateur mu ngi ñoo xaar ñu dalal ko ci ITV ànd xeex coronavirus asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na ngeen def. ñu ngi sant yàlla. ana fooy wootee. Géejawaay. noo tudd. pharmacie golf Marie Jonn. Marie Jonn ñu ngi laa déglu. nga def. alhamdulilah. sama càmmiñ boobu nuyul ma ko bu baax. ñu ngi lay fekk baax soxna Marie ñu ngi lay fekk baax professeur Tonge ne ko Marie Jonn la. jërëjëf Marie. ñu ngi lay ziar baax soxna Marie. waaw man daal leen rek. laa ciy wax daal man. nit ñi nañ toog seen kër. way activité boo mën a am. xoolal noo koy defee. feebar bi yombul. te feebar bi existé na. tigi feebar bi am na Sénégal. mais nit ñi mënuñu ko gëm pourquoi. doy na waar de. li tax mënuñu gëm ne feebar bi am na fii. nañuy raxas loxo yi. soo amee urgence nga dem doxi ko soo amul nga toog seen kër. te feebar bi bu amul woon il faut ñuy génn yoo xamante ne mënul ñàkk. génn yi mënul ñàkk. mais feebar bi bu amul woon président Macky Sall dina sonnee nii. distribuer ay milliards pour lan. mais nit ñi dañ lay sonal yaa ngi sa kër yaa ngi sa kër mais dañ toog seen kër yi. sa dëgg-dëgg. ku toog sa kër sauvé nga sa bopp sauvé nga sa njaboot. ku toog sa kër sauvé nga sa bopp sauvé nga say dëkkandoo. toog nit ñi sonn nañ ci wax toog leen seen kër yi mais toog leen seen kër yi. jërëjëf. man daal émission dafa am solo. oui. c'est très intéressant moo te man awma habitude sax di wootee télé. dëgg la. mais mënuma jàkkaarloo sama kii toog
oui songe mi ndeysaan te duma woote foog ma jënd crédit woote. ala kulli xaal jërëjëf yow sama jigéen nga te da ngaa baax. jërëjëf sama Marie frère la sama lépp la. jërëjëf Marie nuyul ma général bu baax daal am jërëjëf na maanaa trop. jërëjëf àndandoo xeex corona nañ leen toog seen kër. oui li ñu santaane ñu koy def. jërëjëf di raxas suñuy loxo. seetal xa. jërëjëf lii daal laa ci amoon man merci beaucoup. jërëjëf Marie Dione professeur boo déggee Marie li mu waxee da ngay dégg tout de suite ne kaddu ndey la waxee waaw kaddu ndey koo xam ne dafay yiir njaboot gi parce que xam na li fi nekk te xam na ne buñ bàyyee ni rek dina xaw a doy waar tigi waaw kaddu kilifteef la it wax dëgg yàlla jërëjëf ñu jël keneen kon ci 33 824 88 06 asalaamaaleykum waaleykum salaam ku tedd ki ana fay wooteeg noo tudd Khalifa maa ngi woote fii HLM ana tur wi waaw Mamadou Thiaw la maa ngi nekk entreprise du terrain waaw Mamadou Thiaw ñu ngi laa déglu boo mënee wàññi télé bi rek comme ça nga gën ñu mën a dégg bu baax ñu mën a wax en temps réel waaw dafa am benn message bi may jàllale oui dafa am jamono ji ci ginnaaw yàggul dara suñu borom mi nga xam ne moo ñu sàkk ñu ne moom ma dégg saa rek gis ko fu wàcc ma ne ko lu xew ñu ne ma damay tukkil àdduna bi ma ne ko waaye dégg bu def loolu lu war a li ngay def ñu ne ma nit ñi dañuy jàmmal rek bu pare yërmande amatul sutura amatul ma ne ko bu def loolu te ñoo yar rek nga téye ndong ba ci kanam ñu ne man borom sañ-sañ laa du ma laaj kenn lu may def xanaa gisoon ni ma sonne ci jaam ñi mu waral mu doo kayawaat si waaye nee na ma géej gi nekk fii géeju parcelle bi nee na boobaa moom mooy njëkk a ñëw nee na su boobaa moom mooy njëkk a ñëw mën na ko leeral message bi wax ko ñu dégg ko balaa ngay def dara enfin li ngay wax ni dafa neex xamal tax li ngay wax neex parce que yaa ngi créé benn dialogue boo xam ne dialogue bu am solo la si diggante ki nga xamante ni xëy na moom mooy suñu boroom waaw ñu ñuy ay jaamam je pense que am njàngale lu mu am solo moo xamante ni nii boo yeboo sax xam ni comprendre nañ bu baax a baax li nga xamante ni xëy na moom mooy tey jii sa yéene rafet na ni parce que soxna Marie sànq ni mu waxee wax nañ ko waxu xol la wax yow yaa ngi jàngale jaare ko daanaka ci poésie waaw dëgg la waaw parce que donc rafet na waxoon na ki ne ma te ngaa def nii rek woote télé wax moo gën mais message bi dama bëgg mu jàll oui parce que kii béykat bi ki mu yebal di ko soxlaa la yëpp parce que nee na ma après boo gisee sax des fois mu yéex a taw. mu téye woon tamit ci ginnaaw mu yéex a taw. parce que bu ñu dama toog tuuti ma téye ndox bi mi ne ma mooy gi daa bëri xool gis yàq ëllëg. mais message boobu na jàll parce que suñu borom dinañu jéggal. non dana jàll. waaw message boobu laa bëggoon jàllale quoi. dana jàll jërëjëf dialogue bi am na solo. am na solo ci àll la nekk moom it ndeysaan yërmande rek moo ko tax a jóg. jërëjëf waaw yéen moo rëy rek. jërëjëf asalaamaaleykum 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 wa rahmatulah. allo. oui. oui salaamaaleykum. waaleykum asalaam. waa Khalifa na xeet. ñuy sant bu baax ana fooy wooteeg noo tudd. maa ngi wootee Cyprès tudd nag. waaw commune Grand Yoff. oui. waaw tudd Abdoulaye Ka. Abdoulaye Ka ñu ngi laa déglu. waaw ñu ngi leen di ziar man dama bëggoon surtout insister ci réponse communautaire bi. parce que yaakaar naa ni fu mu nekk nii virus bi ñun lay waxal. maanaam ci biir gox-goxaan yi. mi ngi seetlu suñuy jikko mi ngi seetlu suñuy doxandi. ñun ñoo war a taxaw nag yaakaar naa ni communauté yi. oui. D'abord à l'échelle individuelle, et ensuite en groupe, dans les quartiers, dans nos familles. Échelle bu nekk war nañ jéem a taxaw xool naka la ñuy def. parce que lii xajul ci ñun. yaakaar naa ni nag professeur bi toog noonu. war na peut-être xëy na mu am ay xalaat ci yan levier lañu war a yëkkati. fu ñu toll nii ci suñu biir askan. suñu solidarité naka la war feeñee. suñu yar naka la war feeñee. suñu amee discipline itam naka la war feeñee suñu prise de conscience tey ci yan anam lañ ko war génnee. ñu ne le génie sénégalais nii la réagir face à cette pandémie. oui.
man fu nekk nii loolu vraiment moo nekk sama biir xol j'ai beaucoup d'émotion parce que affaire bi itam xam naa ni que conséquences yi mën na durer li ñuy tabax tey moo ñuy yóbbu suba ci suñu développement wallaay ci biir crise bii la ñuy jàll yaakaar naa ci émergence dafa jot nag ñu tax d'abord à l'échelle individuelle man ak samay moroom ku nekk am nga sa wàll su fekkee ni attitude bi sol masque la dañ sol masque bu fekkee ni su fekkee ni am na suñu ay ci biir kooku xaar yi ñu xam ne soxla ndimbal dañ leen kaw xëy na am na kenn koo xam ni solul masque mi ngi doxal bi mais ñàkk moo tax ñun ñu koy interpréter comme koo xam ni xëy na dafa ñàkk jom war a amul fayda mais xëy na ñàkk moo tax loolu moo tax ñu xol yi aussi nekkante di waxante le dialogue communautaire c'est l'heure du dialogue. jërëjëf je vous remercie. jërëjëf Ka professeur je pense que Ka dafa yittewoo dégg la. waaw moom déjà am na tontu ci laajam bi. parce que wax na ne ku nekk dafa war a approprier wu discours boobu. kon nag liñ ciy doole rek mooy comme ni mu ko waxee am na ay leviers jiitu na ci association yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier yi. imam bi délégué des quartiers yi ASC yi. équipe yi nawetaan yi ñooñu ay porteurs de voix lañ te jege nañ askan bi. mën nañ leen gën a impliquer. parce que baax na nga impliquer maire yi baax na nga impliquer les élus locaux de manière générale. mais ñooñu ñoo gën a jege askan yi les présidents d'ASC entraîneurs équipe de football yi. formateurs yi délégué de quartier yi bàjjanu gox yi. absolument discours bu ñu ko porté dina gën a efficace. absolument je pense que xel mën na see dal parce que keroog rek dégg nañ ministre bi. mu wax ko. aux responsabilités acteurs yi nga xamante ni. mooy acteurs communautaires yi gën a jegeñ askan wi ku nekk jouer ce rôle. parce que pour le citer bu échec amee ñoom ñëpp ñoo koy faf bokk. waaw ñun ñëpp ñoo koy bokk. waaw sauf que. dès le début de manière formelle impliqué wu ñu leen quand même. très bien mais que ñu rattrapé wu xam loolu parce que une chose est que nga woote ñaan ñu jàpp ci mais également il faut nga dajal leen structurer leen parce que ñoom bu ñuy porter parole bi warul nekk une communication individuelle ça veut dire que ñoom ay relais lañ et comme ay relais lañ nag dafa war a am loo xam ne day jógee ci kaw yegg si ci ñoom ñu mën koo transmettre discipliner ko organiser ko parce que communication de masse du ku nekk ko mën affaire spécialité la kon il faut ñu encadrer ko alors ñu ñëw si keneen asalaamaaleykum allo allo. salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ana fooy wootee noo tudd. Alioune Samb laa tudd maa ngi wootee Yëmbal. Yëmbal Aliou Samb bismillah. waaw maa ngi leen ñuy di leen sant bu baax. jërëjëf Samb. di sunu borom avant tout mu teggul ñu lii. reculer ñu ko. amiin. mais man sama contribution dafa am lenn lu ma. wax comme contribution loo xam ne daal lu am solo la dama dégg ci Didier Raoult ku jar a déglu bon moom dafa wax ne xeex bi laaja daf ko ni confinement bi bon c'est vrai confinement bi baax na mais moom solution bi dafa dem au-delà solution bi alors ñu jéem a xeex bi yëpp ci ci test yi ci bon loolu dafa am solo parce que. dégg nga xeex bi ci lan j'ai pas entendu li nga mujj wax. maanaam ñu orienté xeex bi. ci test yi ñuy def. oui. waaw ñu orienté xeex. maanaam tey nit ñi tey bu ñu mobiliser woon maanaam ñu tester le maximum. maanaam toute la population sax bu leen mënoon a tester. oui ñu tester leen su ko waa ñi positif. dañ leen di isoler bàyyi ñi nga xam ne nag ils sont négatifs. ñu bàyyi leen ñu. à leurs occupations dem liggéey. en tout cas Didier Raoult bon man ci moom laa ko déggee. xalaat boobu léegi nag man doon benn question man. 1000 milliards bëri na de. waaw mais 1000 milliards par exemple bu ñu jëloon man ci sama xam-xam bu gàtt. oui. peut-être xanaa bu ñu jëloon par exemple 10 milliards wala 20 milliards. bon mettre ko à la disposition de l'Institut Pasteur. mais ñoom dañu war a mën a test yu doy ba mun a tester toute la population. je pense bien toute la population sénégalaise. waaw parce que man pour man aussi man vraiment bon man pour foofu la nekk. très bien. ci test. jërëjëf. voilà donc dañuy tester ñi képp ku ñu tester nga positif. ñu isolé la. donc léegi on arrivera de sorte que léegi dañuy isolé ñëpp ñoo xam ne ñi ils sont positifs. oui. léegi nag ñi nga xam ne ñi nag dara dalu leen ñu bàyyi leen ñu dem liggéey su ko defee confinement du am.
très bien ñu lay gërëm di la sant disposition institut Pasteur xanaa problème boobu dina réglé. très bien parce que loolu mooy solution bi test yi. très bien jërëjëf. jërëjëf ku nekk ak sa xalaat je pense que xalaat yëpp a baax. après ñi nga xamante ni xëy na ñoo si ëpp expertise wala ñoo xam mbir mi ni mu tëddee ñoom ñooy fortaatu fii for fii gis yi si gën. ñu mottali kooku ngir mën a avancer. waaw rawul li mu wax sax baax na mais xam nga confinement. ñun mooy moyen bi nga xam ne moo ñu gën a jege. lale baax na test bi mais ku nekk xam ne comme ni mu ko waxee. test population bi yëpp yow gis nga sax réew yële. dañuy ut wàllu fi mu nekk di pour mën a def loolu. kon en attendant ñu mën a généraliser test yooyu. mais réflexe bi nga xam ne mooy réflexe de survie bi mooy confinement. ku nekk toog sa kër. waaw bismillah salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. ñu ngi lay dégg ana fooy woote noo tudd. waaw damay leb tur bi. fooy woote. maa ngi woote ci région de Kolda. Kolda bismillah. waaw mais kii bi sama xalaat. oui jàngoro ji. sama xalaat ci jàngoro ji. oui je pense que sa téléviseur mu ngi tàkk loolu moo lay distraire donc boo ko wàññee ñu wax dëggantaan njaay comme ça mooy gën a kii. mooy gën a jàppandi. maa ngi jégalu. waaw bismillah allez on y va. man sama jàngoro ji mooy. am na leneen lu ñu mën a jàngal. oui. waaw maanaam fi ñu. maanaam. fi ñu lajj yëpp fi nga xam ne dañ faa lajj yëpp. oui. jàngoro ñu war nañ cee jàngal. ba suñ si jugee. nu mun. ñu mën a. taxawaat jàkkaarloog suñu bopp. très bien. waaw parce que am na lu ñu wan ci lajj yu bëri. jàngoro yi. très bien Sénégalais yar bi manqué na. jërëjëf nga nuyul ñu waa Kolda bu baax donc li muy suggéré mooy ñu tirer les leçons dem si parce que sànq rek sama benn xarit mu ngi naan ma ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy woote ñuy woo numéro bi ñuy woo pour ñi nga xamante ne ñoo am cas suspect yi. muy 800 00 50 50. am na ñoo xamante ne bu ñu si ootee wu ñu si pour ut wàllu waaye dañuy oote pour ne nan la ñuy def pour am si ndimbal li nguur gi wax xam nga loolu. waaw Sambeen yi ñoo koy def. waaw loolu de. xam naa ne mbokku Mamadou Ibra Kane yeeg Assane Samb bi ñoo ci gën a bëri. ñu jël beneen téléspectateur salaamaaleykum. Khalifa na ngeen def. ñu ngi sant bu baax a baax ana fooy wooteeg noo tudd. maa ngi lay woowee si Touba. Touba. tur wi. Abdourahmane. Abdoulahat. Abdourahmane. Abdourahmane bismillah. D'abord ñu ngi leen sant bu baax. jërëjëf. liggéey bi rafet na di soññaat Sénégalais yëpp rek ñu góorgóorlaat farlu. jërëjëf. te xam ne lii du ay caaxaan di Khalifa. tigi. billaay démb day man bi ñu waxee 5 communautaire dama fi ma nekk li ma doon def dama ko bàyyi damaa toog sax ndax tiit. parce que xam nga lu mu wundu tigi. xam naa li mu wundu. tellement dama doon def dama koo bàyyi. tey bi ñuy wax kii damaa wàññi sama rajo ñëwuma déglu sax li ñuy wax. mais bañ ñu waxee amul communautaire dama doon civilé ndax dañ ma doon ree sax. oui. maa ko metti na metti koo xam ne ku ko caaxaanee yaa ngi lor sa bopp lor sa askan lor sa njaboot tout le monde ngay lor adduna bi ñëpp. loolu ñuy café ne nit ñi misir te bàyyi caaxaan yi. caaxaan baaxul mag du foox. nañ bàyyi li ñuy def. waaw baax na wasalaam. jërëjëf. tënku na leer ne. te dëgg la wax dëgg yàlla. jërëjëf. asalaamaaleykum allo salaamaaleykum. aleykum salaam. soxna si ana fooy wooteeg noo tudd. Dakar madame Tall. madame Tall bismillah. waaw dama am benn problème parce que dama lire léegi ci benn post Facebook lu intéressant li ñuy naan les cas communautaires. Sénégal ñu bare jànguñu. waaw wax nañ ko sànq waaw. donc le professeur. waroon na toog wax leen benn mot boo xam ne mën nañu ko remplacer. bu accessible par exemple c'est maanaam cas bi nekk ci biir foyer yi. oui. nekk dans les familles. nekk dans vos proches. nekk dans vos environs. xam nga loolu bu ñu ko waxee dina tax des sensibilisations dina gën a mën a. am solo. beaucoup de gens mënuñu wala ñu jël impact maladie parce que bu ñu nekk cas communautaire les gens sont complètement largués. est-ce que vous comprenez. oui. xool leen micro-trottoir. ngeen laajte lan mooy cas communautaire. 5 personnes duñu la ko wax. te ex seen communication ministère de la santé. foofu dafa complètement. donc il faut que
ñu revenir ci bàyyi le mot sensibiliser ko autrement. pour que les personnes gën a mën ci li ñuy wax nii. jërëjëf. voilà merci beaucoup. jërëjëf soxna si je pense que cas communautaire wax lañ ko waxati ko si olof. waaw waaye bon du ñu tàyyi di ko wax. parce que il faut nit ñëpp gën kaa xam. effectivement parce que du lenn lu mooy. wallante ci wallante bi nga xam ne jógewul bitim réew. waaw kay amul da nga dend ak moom mu jox la ko waaye wallante boo xam ne ñu ni neen suñu biir. ñun ñoo koy wallante. sànq waa ji wax na ko communautaire si communauté bi. waaw ñun suñu biir defe naa maire bi moo ko doon leeral. waaw xam nga sama mbokk alpulaar dañu déggul tubaab rek. xam nga commune. da nga naan communal. waaye boo ne communauté nga ne communautaire. kon nag bu fekkee yow communautaire da nga caa dégg commune da ngaa déggul tubaab rek waaw kon wax ji loolu la. kon fi mu nekk nii daal li mu wax tam am na solo. mooy communication da nga koy polisser toujours. da yokk xel la. maanaam da ngay yaakaaral li ngay wax leer na. mais effectivement li mu wax problème la ñu bëri dañ naan ba léegi cas communautaire mooy lan. kon nañ simplifier discours bi ne mooy wàllante bi nga xam ne ñun la ñuy wàllante ci suñu biir. parce que bu njëkk da doon jógee bitim réew di ñëw. ñu ne anakan moo dend ak kooku cas contact lay doon. waaye léegi jóge na ki jóge bitim réew ñëw ci nga xam ne kooku moo ko dalal wala moom la jege. jóge na ci kooku ñëw ci ñun ba nga xam ne ñun léegi. ñu ni neen suñu biir ñoo koy wàllante te kenn mënatul wax ne fee laa ko jëlee marché ba laa ko jëlee wala oto ba wala ca kër ga wala feneen. donc wàllante bi ñuy wàllante suñu biir loolu la ñuy duppi ci cas communautaire mais nag dañ koy rafetal parce que li mu wax c'est pertinent. maanaam daal jàngoro ji sanc na si réew mi léegi sanc na fi xam nga da doon jaare si ñenn di fi dugg si ñu koy karax yooyu noonu mais léegi sanc na mu ngi si suñu biir ñu koy wàllante ci suñu biir loolu mooy cas communautaire yi. asalaamaaleykum allo. waaleykum salaam. ana fooy wooteeg noo tudd. maa ngi wootee depuis les Parcelles Assainies. oui. maa ngi. tudd naka. Ibrahima Koli. Ibrahima Koli. Koli waaw ñu ngi laa dugg maa ngi ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax maa ngi ziar di ziar professeur. jërëjëf. waaw man li ma par rapport ak Covid 19 bi. pour que les gouvernants africains yi. ñu xool ñu xool priorité yi. maanaam lu mel ni santé. waaw donc day doon war nañu sunu les carences de notre politique sanitaire. donc est-ce que ñu xam ne santé ñu def ko priorité. par rapport parce que instant boo xoolee dépense yi defoon yëpp dépense de prestige yëpp dafa taxaw. stade taxaw naa ñu tabax ak naa yëpp taxaw na. musique amatul lamb amatul dara amatul. donc loolu moo ci war a wane kon santé mooy priorité. donc oui yaakaar naa gouvernement africain. leçon ñu xam santé mooy lépp ñu def ko priorité li gars di wax ay ministère de souveraineté yi. man pour man sax ministère de souveraineté bu gën a mag mooy. tigi feeñ na si. waaw donc gars yi war nañu si taxaw xoolaat si. ba pare en même temps je remercie aussi le gouvernement. waaw parce que gouvernement bu ko communiqué wuloon donc fekk ni su da ngay gis gars yi ku nekk di wax lii di donc ñoo ngi communiqué ñoo ngi leen remercier si communication bi. waa di attention Sénégal yëpp ñu gën a vigilant. waaw vraiment ay jàmbaar nañ gis nañ couvre-feu bi ñu ngi koy respecté. jërëjëf malgré quelques couacs nag mais am na mais la majeure partie des ko respecté te ils sont conscients. parce que gars yi aussi bu ñu nekk à l'extérieur di woote foog ne ñi fi nekk sont pas conscients du danger. on est conscient du danger gars yi ñoo ngi changé bi ñu ngi si waxtaan. waaw donc j'appelle là les populations ñu gën a vigilant di leen di encouragé. di encouragé aussi les forces de l'ordre. waaw ak le corps médical. corps médical gis nañu ne maanaam ñu jumtukaay. mais yeneen docteurs yóbbul ñu dara. donc il est temps ñoom tamit ñu gëstu leen. waaw di leen di encouragé ñu wax lor. donc loolu laa mën pour participer Khalifa. jërëjëf rafet na ñu ngi lay gërëm di la sant bien professeur bu fekkente ne nii dem nañ ba tollu jamono. lépp luy xaalis ñu teewoo ko war ko dugal si wér-gu-yaram. par contrainte. je pense que bu fekkente ne ni dara xewul. moom la wax léegi mën nañ see jàng ne moo war a nekk priorité bi. parce que ministère budget wàññeeku woon na su ma jumul lu toll si ay 7 milliards ak yu ni méngool. jamono ji président nee na yëkkati na plus de 60 milliards. ngir gën a renforcer. wàllu wér-gu-yaram. je pense que njàng mi mooy loolu bu ëllëgee. budget boo xamante ne nii. jébal nañ ko rek. war na doon budget boo xamante ne nii xëy na dañu koy xeeb. dëgg la comme ni ko waa ji waxee rek ñëpp wax ko crise moom muy sanitaire muy lu mënti doon. dafa am loo ciy jàngatee. comme lii dal na la lor wi dal na la wan la fi nga xam ne moo sooxee ci sa liggéey. bu ëllëgee da ngay jël say matuwaay. ku nekk xam na ne fii dañuy ko doon faral di wax mais mel ni gëmuñ ko woon naan santé ak éducation bokk na ci nga xam ne mooy ponk bi réew mën a soxale ko. mais ku nekk xam na ne fi mekk lu ñu am ci hôpital
xeeb nañ ko. ku nekk xam na ne lu ñu am ci personnel de santé de qualité tamit xeeb nañ ko. kon yooyu ne serait-ce que fii ñu jaar war nañu wax dëgg yàlla foofu dañ fa war a investir yokk fa doole. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. tur beeg bërëb ba ngay ootee. waaleykum salaam. waaleykum salaam ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo lay jaar man la Mamadou Fall maa ngi lay ooyee Kunun. Kunun Modou Fall bismillah. Modou Fall da ngay déglu sa bopp si télé bi xanaa. bi. waaw jërëjëf. ah. da ngay déglu sa bopp si télé bi. waaw maa ngi leen di gis kay ci télé bi. waaw kay léegi wàññil son bi bu ko defee nga gën ñu mën a dégg di nga ñu gis dégg ñu si téléphone. voilà bien bien voilà léegi dama doon rafetlu seen jotaay bi. merci ni ngeen àndee ñun ci feebar bi vraiment di ñu digal di ñu waxal di ñu jàppale. waaye noonu la amee nag saa yu dugg ci biir feebar bi di ci profité di yàq alal li nit ñi. faux docteur yi ngay dégg ak faux gendarme yeeg faux policier yeeg AFP yi joxe laissez-passer. man dama doon ñaan loolu. da nga leen di jaarale ay procédure ay tribunal da nga leen yóbbu directement kaso teg leen 5 ans. kuñ jàppale laa war a yóbbu directement mais xam nga yoon mënul doxe noonu waaw. c'est vrai que yoon mënul doxe noonu mais c'est vrai que réew mi ñun ñëpp ñu ngi sonn tiit di jàqare. waaw ñoom ñi ciy profité di def seen yooyu mel na ñoom réew mi soxalu leen. wallaay. ah mais loolu dafa ñaaw. wallaay yàgg vraiment man daal. sama xalaat naa ne ñu mel noonu. jàpp ci jamono bi ñuy toog nit nii. dañ laa war a yóbbu directement tribunal rek jël sa tribunal na la yóbbu rek doñ taaj sa 5 ans. jërëjëf parce que Sénégalais yi nag foog parce que lii nii ku mu doyut. feebar bi ku mu dóoru doyu la. man gisuma lu lay doy. tigi dëgg la. te am na ci ñoo xamante ne mbaam piir. waaw déet waaw bul waxee noonu yooyu xam naa ni xol bi jóg na waaye daal doomu aadama mu ne su kaa tënkaleeg mbaam. am na ci ñi ma ko xol ngay waxee léegi waxeel xel mi tuuti. AFP yi ñu jàpp barki démb. waaw ñu toppandoo AFP yi ñu jàpp barki démb ñu toppandoo signature préfet bi ba di ci. waaw loolu jekkul mais yooyu dafa ñaaw. loolu jekkul. loolu jekkul defuñu yëfi nit. ñëpp a ngi xeex ku nekk toog sa kër ñoom ñuy jaay ay laissez-passer. jekkul di agrandir affaire loolu ñaaw. jekkul jërëjëf. jëwriñ bi dakkal na ko. jërëjëf professeur xam nga am na attitude yoo xamante ne nii. da ngay jàpp sax ne xëy na dafa am pathologie. bu si làqatu. waaw mooy njëriñu ñaare du wëyu rek. déedéet mooy njëriñu situation crise rek. daf lay gën a won yow kan nga doon. Xalifa fu réew moo xam ne toll nañ foo xam ne accident day am nit ki nekk diggante dund ak dee ngay ñëw di lamb poos yi di génne ay portable ñoo ñooy kay xam nga ne dem jaay ay laissez-passer loolu du dara ci ñoom boo comparé ñaari actes yooyu te ñun ñooñu suñ biir la jóge accident am luñ kenn nettali woon ñiy daw di rocc ay portable di rocc xaalis ci ñi ceeje yi waaj a faatu nekk diggante dund ak dee waaw bu loolu amee ci réew lii bu mu lay yéem kon maanaam nama lii dafa fësal rek ñun kan lañ doon ñun la waaw ñooñu koy sawaay jaay ay ordonnance ak yooyu du dara ci ñoom. waaw loolu la allo salaamaaleykum allo ITV ànd xeex coronavirus ñu ngi si ñaareelu xaaj bi ñu leen jagleel yéen askanu Sénégal ngeen mën a oote ci 33 824 88 06 ngir àgg ñu seen xalaat ci tolluwaayu jàngoro ji ak li ngeen si gis ngeen yaakaar ne xëy na ci doxalin wi. bu fekkente ne nii doxewuñu nii mën nañoo jural aw lor asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ana tur bi naka la ak fooy wootee. damay lekk turu Xalifa. waaw ana fooy wootee. maa ngi wootee Caaroy. Caaroy géej wala gaar. Caaroy gaar waaw ñu ngi lay déglu. maa ngi lay nuyu baax a baax. ñu ngi lay fay bu baax. di nuyu intellectuel boobu nga toogal. professeur waaw jërëjëf. waaw ñu ngi leen di siyaar baax a baax. jërëjëf léegi rek laa bëgg a xam Xalifa. nañu gën a sant yàlla rek. oui. yàlla gën a doon dimbal ba lii nga xam ne dafay nekk rek. yàlla dàqal ñu ko ba dootuñu ko gis. amiin waaye li confinement bi moom. jullit yëpp war nañ ko ñaan ba du am. ndax itam day métti ci am na yoo xam ne day métti ci ñoom. oui. ñoo xam ne li ñuy def rek métti na ci ñoom. ndax ku yor soo fonde jaay ko bu xëyee dem ci dépasse tey ji amu ko xaw la ma métti te dañuy def soog ñu def ko tax suñu wér la ñu bëgg. oui. waaye nag problème confinement bi moom suñu mënoon a jàppale ba xam ne nii daal am na ñu ko mën a fexe ba du am. dañ ci dimbal doomu aadama yi trop. oui mais man li ma yaakaar li ma foog sama xel mu gàtt. mooy pour ñu bañ a àgg foofu
ajuwul si nguur gi si ñun la aju. waaw si ñun ñi la gën a aju tigi ñu ñoo war a gën a moytu. parce que cas communautaire la ñu wax fu mu nekk nii sa phase boobu la ñu toll. donc ñu ñoo war a gën a moytu donc bu ñu góorgóorloo. moytu demlante bi. moytu marché yi. respecter consignes yi nga xamante ne jox nañ ñu ko. je pense que duñu àgg foofu parce que dem bay soxla ndimbal loolu. mu ngi wundu dem nañu ba affaire bi tàmbale déborder suñuy loxo daal. waaw loolu xam nga dëgg la. mais Khalifa man damay xaar ne ni ñu defee confinement bi guddi nga xam ne nit ñi di ay autorité dañuy dem ci dëkk bi di wër. oui bu xëyee ñu def noonu dem ci marché yi marché bu ñu gis ñu dajaloo ñu tas leen. oui fu gànnaaw xam ñu fekk ñu dajaloo ñu tas leen. mais loolu laa lay wax nii c'est-à-dire. jamono ji ñu toll nii waruñu xaar jamono ji waruñu sax xaar. policier ñëw di tas mbooloo. sa dëgg-dëgg professeur. toll je pense foofu lañ toll. fi mu nekk nii man su ma naroon créer fii ay mbooloo. war naa am lu may rus sax wala lu may jomba. wallaahi dëgg la. ah il faut nit ñi jombale mais léeg-léeg nga gis ñoo xale. dama nga def loo xam ne nii. way xam nga lu koy dafa am njaboot. dafa am loo xam ne xaalis mit sotti doomu aadama xam nga soo xëyee sa kër yow dara sa. ñu lay xaar ci kër gi. foog nga dem am foo ko lijjantee ji. waaw loolu nag soo xëyee nga xam ne nii loolu amoo ko. ñu war ne da ngay de ci kër gi njaboot gi ne ci kër gi yaa ngi ñoom te yoroo ko. tamit waaw sëñ bi. waaw sëñ bi. mais nañ fexe rek. loolu nag dinañ la ko nangul waaye foog nga dégg ne. foog nga dégg ne loolu. ku nekk xam ne man ak yow mii di wax man ca kaw ga laa dëkk Saalum ngeen laa cosaanoo ca àll ba laa dëkk xam nañ li xew ci dëkk bi lool parce que kër gi gu bëri da ngay jóg uti dépense uti ndekki uti añ uti reer doo ko fanaanoo loolu ñëpp d'accord nañ ci waaye dañu ne bu fekkee ñun góorgóorlu wàccoo ak yi nga xam ne mooy digle yi du doon nguur gi moom moo koy décréter maanaam dañ dul amati beneen pexe budul ñu toog ca kër ya ndaxte saa boo génnee loru boo ñëwee yokk lor gi kon maanaam fi mu nekk nii confinement bi kenn souhaité wu ko waaye ñun ñoo war a taxawaay boo xam ne jàngoro bi du yegg foo xam ne dinañ mën a yegg ca confinement kon nag loolu mu ngi ci ñun waaye nangul nañ la ne dëkk bi sooxe na ci wàllu koom sooxe boo xam ne néew ji doole yi bari nañ fi noo xam ne wax dëgg yàlla boo tëbee confinement dina metti lool waaye nag ñun ñoo war a fexe ba jàngoro bi du law duñ ko wàllante ba confinement doon li nga xam ne moom moo fi war a nekk. waaw léegi nañ ñaan ci yàlla rek. incha allah bu neexee yàlla li ma la mën a xamal mooy leen. mën naa am yàlla dund àggaleel foofu incha allah bu neexee yàlla. allahumma amiin xam naa ci yaakaar ne lépp dina saafaraw nañ ñaan ci yàlla rek. ay ñaan a ngi fi nag nañ xam ne Sénégal ay ñaan a ngi fi. ñaan yi nañu rek ñu ne ci kuréel nañu ci kuréel ñu ne ci jàkka yi di gën di ñaan rek yàlla dina saafara lépp incha allah bu neexee yàlla. amiin nañ gën a wàkkilu ci yàlla rek incha allah bu neexee yàlla. jërëjëf. njaxate yëpp. waaw jërëjëf da doon tooñ moom xam nga ay ceeb lay lijjanti. waaw kay ñu jël keneen salaamaaleykum. waaleykum salaam. ana fay wootoog noo tudd. waaleykum salaam. ana fay woot. télé bi. maa ngi tudd Abdoulaye Guèye Kaba. Abdoulaye Guèye Kaba boo nee wàññi télé bi rek comme ça ñu gën la mën a dégg. waaw wàññi naa ko waaw. waaw kay. mbaa yi nekk ci jàmm. jërëjëf. naka coono yi. ñuy sant bu baax. ni ngeen defa def. ñuy sant bu baax. émission bi neex na de. jërëjëf. waaye nag maanaam confinement bi comme loolu sëñ bi wax léegi nii. waaw gëm naa ne buñ ko defee dina xaw a métti ci ñun ñi nga xam ne daanaka ci kaw gi lañ dëkke. waaw xam nga jamono ji. waaw am na ay xayma yoo xam ne nguur gi def na ko. waaw am koppar ñu yëkki. waaw daal di ne. catégorie gii ak catégorie gii ak catégorie gii daañu ko yittewoo kon daañu leen ko yot. waaw am dogal yoo xam ne jël nañu ko. waaw ne comme demee na nii. ba activité demeetu nii. léegi dañuy fexe. gàddu courant bi gàddu ndox mi diirub ñaari weer ngir catégorie gii. xam nga loolu benn jéego la boo xam ne def nañu ko. waaye jéego boobu. dañu ñu ñooy ñaan yàlla bañ a. toll ci jéego boo xam ne dañuy soxlaa. ñu ñuy dimbali dañuy jox ñuy lekk. matin midi soir. te loolu pour mu am ala kulli xaal il faut ku nekk ca wàll nga féete. sa kéem kattan nga moytu. sa kéem kattan nga toog sa kër bul génn lu mooy da nga si am soxla boo xam ne mënul ñàkk. waaw moo wér. loolu la te boo xoolee tey. ñu bari ñu ngi jooytu. confinement kii couvre-feu nangam sangam mais terewul ba tey ni ñu ngi xëy di liggéey. xëy na liggéey bi am na lu si wàññeeku tuuti par exemple boo dee transporteur mënatoo yàpp li nga daan yàpp loolu dëgg la. moom ci wàllu woowu am na ndimbal c'est partout.
waaw métti gi moom. jàpp naa ne fépp la. waaw. ndax boo xoolee fi mu toll nii tey comme maanaam dem géeg dikk bi gisu même maanaam couvre-feu bi gars yi wax nii man dama cee ànd ak état. oui. ni tey boo xoolee li ñu doon wax naan dafa doon nekk ay viol ak ay rey nit ak ñoom seen xeeti sàcc yooyu yëpp amatul léegi. xam nga kon ko couvre-feu bi am na foofu njariñ. oui. léegi nag maanaam penn rek laa ci xaw a ak yi maanaam comme aide yi nga xam ne maanaam état du ko jël en charge maanaam pour war ko yóbbu ci population bi. bu fekkee ne maanaam sama classe gi nga xam ne daanaka daal mooy loolu ndax man ñii di wax ak yow di wax dëgg moo neex yàlla. daanaka li sëñ boobu wax léegi moom laay def bu ma xëyee fi mu tuuti sama dépense su kër. ko yaakaar daanaka ca biir dëkk ba. xam nga kooku it bu fekkee maanaam da nga koo taxaw te gaawoo dara gaawoo lool ci moom de day xaw a. kon yow du ñàkk ba bokk nga ci ñi nga xam ni xëy na. waaw ndax maanaam bu dee man ak samay moroom a tax may wax rek mais man moom wax dëgg si yàlla bu dee jàngoro ji lépp loo xam ne def muy jur man jàpp naa ne citoyen bi da ko war a def. oui dëgg la. ndax lépp loo xam ne day jur jàmm rek doomu aadama yi war na cee ne. jar na xiif quelques semaines de. maanaam comme lii nga xam ne moom la médecin yi wax. muy maal set ji xam nga boo xoolee maanaam ñun ci suñu diine dañu koo jëkk sant. ndax diine moo baaxoo maanaam ak cet. way te boo setul mënoo jaamu yàlla. gis nga fi mu nekk nii nag. may dolliwaat encore une. non dama bëgg leeralal foofu comme ça ñëpp mu leerandoo si bopp ñëpp. parce que démb Mohamed Sarr aussi mu ngi koy leeral. waaw xam nga diine moo bëgg cet. waaw jàngoro ji bëggul set. bëgg cet waaw. mais liñ bëgg mu leer mooy ne. waaw du càgganka ni salte mooy joxe jàngoro ji. waaye say loxo yi nga xam ni moom ngay jëfandikoo ci yu bari di si nuyoo. maanaam di ci laal voilà loxo yooyu ñu koy invité ak maanaam rassemblement yi. voilà loxo yooyu mën naa laal sa kanam. dugal jàngoro ji sa biiru yaram. loolu moo tax ñuy farataal raxasu bi. waaye ala kulli xaal du salte mooy joxe jàngoro ji waaye cet moom comme ni nga wax rek doomu aadama dafa war a set. dafa war a set. am xar sax boo ko yoree si kër di nga jekki sang ka. dëgg la. waaw kay. waaye tey it maanaam foofu ba tey dinaa ci dolliwaat yeneen i kàddu maanaam ni ma ko jàpp ci sama xel mu gàtt man ñi laa koy waxee maanaam ñun jullit yi nga xam ne dañoo dëkk fii ci Sénégal. waaw. nanu bàyyee waat xel sunu borom subhanahu wa taala ndax dañ ne maanaam doon yi bët mënu koo gis tant que dugaluñu ko ci biir machine. te virus boobu boo xoolee kenn wàccewu ku dul yàlla. kon ñun itam yàlla rikk waaye ñun jullit yi nanu xoolaat suñu jëmm yi defaraat suñuy jikko. ndax it am na ci àdduna dafa am lu muy won waaw nanu bàyyee xel loolu. kon yàlla mere nañu jamono ji. waaw nanuy bàyyee xel loolu ndax suñu borom lu mu lu tax. jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm ñu jël keneen waxtu yi li ñu si des daanaka taxu koo bari lool. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum man la Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo ana fooy wootee. Abdoulaye Diallo maa ngi wootee Kaolack Kabatour. Kaolack. waaw man maay secrétaire exécutif comité de développement sanitaire bu Kabatoki. Kaba naka. Kabatoki. Kabatoki Kaolack waaw. waaw dama bëggoon wax ci thème bi ngeen posé nii. oui. mooy ànd xeex corona. man dama jàpp ne xeex bi. te njëlbeen la am ay erreur. ndax ci njëlbeen am na ay cas importé. cas importé yi c'est parce que nguur gi moo yëg frontières yi. te cas importé yooyu moo créé cas contact. cas contact yooyu ñoo dem ba infiltré ci biir ci biir communauté bi te contrôlé wuñu leen. léegi état bi nag moo laaj ci moyen ci programme de prévention yi. léegi nag ba mu tegee couvre-feu bi. état bi dox na doole Macky Sall mooy général gouverneur mooy lieutenant préfet bi mooy léegi nag population bi teelee nañ leen rassemblement. ñeene leen tasaaroo lañ leen. waaye population bi mu ngi xaaroon ci état bi les de prévention pour que contamination bi bu mu dugg ci communauté bi léegi nag ministre de la santé nee na ci biir stock pharmacie nationale d'approvisionnement am de matériel mais communauté bi mënul jot ci masque yi mënul jot ci gel yi léegi nag foofu la état bi fay parce que nee nañ ñi ñëpp kenn defatu politique nañ ànd ci fale mais président bi xaalis bi muy dajale 1000 milliards yooyu mais biñ jëm présidence 1000 milliards. xam nga très bien léegi waaw uy ma déglu ma li nga wax dafa am solo. dama bëgg nga wax ak dal
mais d'abord ñu fàttali li passé na jamono ji fi ñu toll nii fi situation bi ñu toll nii lan nga gis comme solution. li may préconiser mooy. oui le port généralisé de masque. port généralisé de masque yow loolu ngay prôné. moom mooy réalité ba pare gouvernement appui bi ci jot ci gouvernance bi ñu dem ko distribuer mu jot ci population yi. très bien parce que population souffrir te appui bi jotagul ñëw. Macky Sall nag war na distribuer institution yi. non ndànk non en fait il faut nga def ndànk parce que li nga wax c'est important mais duñ la mën a dégg yaa moom dernière minute yi mais il faut nga wax doucement rek comme ça ñu mën la dégg bu baax. donc masque yi mooy li ngay prôné masque port généralisé de masque. le port généralisé des masques. très bien ak ñu promouvoir la prévention les askan wi wàllante bi du am. très bien léegi nag ba at yi ñaa ngi béykat ci bitik yi di jënd ñi ñaa ngi béykat ci marché yi di doxal léegi nag kan moom moo yor feebar bi donc il faut que état bi génne xaalis mooy sécuriser. non kaay ma la secret. waaw moo la secret bul xaar état bi gis nga masque bi gis nga masque bi xuli ma fi masque bi nii sama tailleur rek a ñëw bul xaar état bi demal sa tailleur nga wut masque nga takk ka Xalifa waaw état bi la ñu xaar nag état bi moom moo yor no état bi bàyyi ko mu def wàllam man dama lay wax entre sénégalais maa yow ñooy wax entre sénégalais bul xaar état bi parce que état bi li mu war a def xam na ko bu ko defee moom la bu ko deful moom la mais tey jii yow mi boo doxee ba feebar balaa ngaa oo diw ba ca Macky Sall musiba am léegi doxantul utal ab tailleur sab koñ nga ñawlu ab masque nga takk wax ji jeex ñun ñëpp ñu def noonu. léegi dama ne. waaw da nga ne nañu xeex. waaw général bi mu dirige combat bi te général bi mu ngi hérité ci combat bi affaire bi dafa yéex. waaw moyen de solution mais bul xaar mais général bi soxla woo masque. soxla woo général pour sol masque. non sama masque mu ngi nii dama ko ñawlu. waaw waaw ñu def noonu ñawlul masque. en attendant état bi ñëw. c'est vrai man d'accord ma ak yow si ñu xaar état bi utal masque demal ñu ñawlu ko dafa dem désolé excusez-moi ñu ngi jégalu bu baax mu nekkoon suñu dernier téléspectateur professeur mooy li ma wax rek c'est-à-dire ñu ñëpp ay sénégalais lañ nguur gi ay sénégalais lañ dañ leen fal pour ñu dimbali ñu jàppale réew mi dañ leen fal ngir ñu servir ñu si réew mi mais jàngoro ji doon na jàngoro joo xamante ni wan nañu ne réew yi ëpp doole suñum réew donc njiiti réew yi ëpp ay possibilités suñuy njiiti réew am nañ ay difficultés ngir faire face ci jàngoro ji ngir am ay masque bërka démb ñu ngi fa ay diw sàcc na masque diw ci ay njiiti réew ci ay réew waa détourné ay masque diw ñëw fii ñu yóbbu ko fa eh bien comme ñun am nañu artisan yoo xamante mën nañu ñëwal ay masque xarañ lool nañu ñëw suñuy masque bañ a xaar nguur gi parce que jamono jii àdduna bi yëpp manqué masque bu ñu naree xaar masque si nguur gi fan la kaa jëlee surtout que ni ñu ko waxee démb borom xam-xam yi nee nañ aajuwul masque vraiment bu spécial oui parce que virus bi toll na noo xam ne suñu masque ordinaire yi loolu borom xam-xam yi moo ko wax mais tout à fait mën nañ ko kii il faut juste veiller di ko fóot boo ko man daal masque état na fekk man ma yor sama masque bu pare bu état ñëwee baax na bu ñëwul ma wéeg sama masque en tout cas man xaaru ba état waaw mooy li wóor maa leen di conseil ngeen bañ a xaar état jërëjëf kon mbokk yi ci ànd xeex coronavirus tey jii ñu doon waxtaane rek mbooleem li nga xamante ne moo ñu yitteel fexe ba jàngoro ju jóge fii Aïssata Ndiaye Tall di maire bu Ndiaffate la ñu àndaloon madame le maire ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm également suñu jigéen Khady Badiane Fati ca Norvège ak mbooleem ñi nga xam ne Cheikh Sall taatal na seen ay kàddu ci wàllug ànd ci wàllu couvre-feu bi anam yi nga xam ne noonu lañ koy xeexee di gërëm également mbooleem équipe technique bi moo xam Cheikhou Gueye ak Sidinia ci caméra bi di gërëm Mass Mboup ak Damiyul ak Modou ak Cheikh Sall coordination di leen jox dig daje si beneen émission coronavirus ba nëgër ni ànd xeex ko muy couvre-feu ngeen war si ànd 22h30 ak Baye Bara muy ànd ak DJ Bouba ak seen jigéen Kumba Seck di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal pananam jàmm ci ITV jërë ngeen jëf. waxuma loon nga toog ci kër gi ba corona bi passé nga takk jabar kii sa lan la. kii sama gel la. gel waaw yow yaa ñàkk jom mu naan gel yow tu ñàkk fayda nga ñàkk nga fayda trop yow dama ci ministre rek député nga topp kii nga xamante ni
poto fonde lay ndékkee di ko añee di ko reere ah ñafal ci biir yow ba corona bi jàll waxoon naa la kon nag da ngaa lakkale yow yaa ñàkk jom waaw ka yow yërëm naa la sax taxawal noonu ba bon bi ñëw tijjil la yëgal ça va na nga def ça va bien Karim baa fi nga dëkk soriwul moom sa lan la kii weesu na ñàkk fay démb laa fi tëbal dóor ko ay yett tëbanaani waaye amul jom teg ba ma koy dóor am na keneen ku mu àndaloon de kii day dugal di génn rek kii de sama waay benn affaire mais sa numéro moom xam naa ne moom am ko ci corona bi moom day xaw a jafe ah léegi loolu la sa numéro laa bëggoon waaye xam naa ne moom yaa ko teree ne ah joxuma jox sama numéro laa ay waay man da jigéen ju xees ni may def tur bi naka la awa d'accord awa dinaa la woo su ma nee la pas corona rek xamal ne ma na amul benn problème bëggoon naa la yóbbu nañ kii waaw bëggoon naa la yóbbu waaye daal muy noonu amoon naa yéene dóor la nag waaye xam naa ne dama la koy jéggale wala ma motal yéene ji rek demal ba beneen yoon jërëjëf ari